billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada wa ala ali gurri ma al ashaabi qaamu li tiaani fi sabilillahi xata xaddasoo kulla makaani. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi leen di nuyu ci ni mu gën a teddee di leen ziyaar ci ni mu gën a sellee di jël nuyoo gi di ko teg ci loxo ki nga xam ne moom la yàlla teg ci boppu xadra bi muy suñu wayjur Serigne Babacar Sy Mansour di ci teg mboolem njabootu maam Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu di ci teg ki nga xam ne mooy responsable moralu COSCAS muy Serigne Moustapha Sy Al Amine. ñu ngi ñëw tey ci turu waa commission exposition sous commission exposition bokk ci commission jeunesse bu COSCAS comité d'organisation au service de Khalifa Ababacar Sy. ñu ñëw tey pour présenter leen liggéey bi nga xam ne def nañ ko ci gàmmu gi ngir feeñal lenn rek ci loo xam ne ñu ngi ko doon def at yi yëpp di ko liggéey ci cadre exposition ci feeñal njàngale mag ñi à travers l'art. art nag dafa am sëriñ Babacar Sy lu am solo li mu ci wax ndax sëriñ Cheikh daf ko musa laaj ne ko art fan la jóge mu ne ko nazalatil hikmatu min as-samaa'i tatalaqa rumiyu bi aydiha wal fursu bi uquliha wal arbu bi alsuniha. mu ne ko art de sagesse la boo xam ne kaw asamaan la jóge mu ne ñi nga xam ne ñooy arab yi ñoom seen làmmiñ lañ ko taawoo moo tax ci wàllu verbe dañ ci am loo xam ne kenn amu ko ci kenn waxoon ndawul ak ñoom moo tax li ñu xam ne les sciences littéraires ak la poésie dañ ci am may. ñi nga xam ne nag ñooy perse yi ci wàllu xalaat tëral ñoom yàlla daf leen ci defal loo xam ne kenn amu ko waaye ñi nga xam ne nag ñooy romain yi ñoom yàlla dafa def sagesse boobu ba muy jóge ci kaw asamaan si seen loxo lañ ko taawoo moo tax ci wàllu art ak sculpture waaw la sculpture ñoom dañ ci am may boo xam ne kenn amu ko. yàlla def na nag ñun ñi nga xam ne ay nit yu ñuul lañu yàlla daf ñu dénk loo xam ne ci wàllu sentiment ak ci wàllu sensation ci wàllu émotion yàlla daf ñu ci may lu jéggi dayo moo tax boo ko xoolee lépp lu ñuy def ça tourne autour de l'émotion. bañ nañ ko ba ci wàllu diine suñuy awraat ci wàllu tariixa bi yu ci demee wasif ak yeneen bu ngeen gisee mag ñi nañ ko ràbbee boole kook air ñu mel ni ñu koy wëy ndax dañoo xam ne africain nit ku ñuul en général boo jaaree ci émotion am lay gën a yomb pour nga jot ko. donc tey ñu utiliser l'art comme un moyen de revivifier un peu le message prophétique ndax yàlla dafa def ne njàngale bëri na façon waaye dafa am jàngale boo xam ne dafa dëppook jamono ndax al ishaara muy junj dafa di moyen d'éducation boo xam ne nit ñi dañ koy utiliser pour mën a véhiculer un enseignement. moo tax chinois yi daan wax ne une image vaut mieux que 1000 mots maanaam la nga war a tënk ci junniy baat pour leeral ko nit ñi jàngal leen ko mun nga ko tënk ci benn image nit xool ko rek jëriñoo ko. donc looloo waraloon ñu jël art muy moyen boo xam ne dañ koy jël pour véhiculer enseignement mag ñi muy ay alxuraan yu ñuy jël di ko def ay tableau muy tamit ay bayit ay abiyat yoo xam ne mag ñi bind nañ ko ñu jël ko di ko def tableau wala ay citation yoo xam ne mag ñi def nañ ko ci xadara bi ñu def ko ay tableau pour que nit ñi gën koo mën a jëriñoo. donc sans plus tarder dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne mooy maître de cérémonie bi muy suñu mbokk taalibe Mor Sarr bu ko defee moom mu jox exposant yi kenn ku nekk jàllale sa message bu ñu noppee ñu tëj ko te tàggoo bu dul tàggoo ba déwén incha allah. ren nag contexte pandémie bi moo waral ñu koy defee ci forme bi waaw daan nañ ko def public bi ñëw kilifa yi ñëw fekkee ko ñu def vernissage bu am solo waaye ren yàlla dafa def pandémie am donc ñu jël méthode bi gën a adapté pour def ko. nit ñi ñoo doon ñëw di fekkee ci exposition bi waaye ren nag ñu am yéene jël exposition bi andil ko nit ñi seeni biir kër donc loolu mooy yéene bi ñu respecté waale ndigal bi nga xam ne xalifa bi joxe na ko ci bañ a dajale nit ñi bañ a am mbooloo moo tax ñu defee ko ci forme bi donc asalaamaaleykum wa rahmatullah. si kàddu yu am solo yooyu Mouhamed Sané ubbee la ñuy jaaree rek ubbi exposition bi tàmbalee ko si premier tableau bu ñu war a présenté ñu ñëw si suñu mbokk Abdoul Aziz Diop mu présenté ñu tableau bi. waaw tableau bi nag soo ko xoolee dafay déterminer wala dafay définir la dimension providentielle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mais aussi sa singularité par rapport ak jagle bi nga xamante ne yàlla defal na ko ci biir nit ñi. soo xoolee la dimension providentielle du prophète yonent bi dafa am benn intimité bu particulière ak suñu borom subhanahu wa taala te tableau bii moo ñu koy définiral. soo xoolee tableau bi dafa am ay éléments waaw
soo xoolee partie bii nii mooy wone benn xaraf ci alphabet arabe te mooy alif te alif valeur numérique am 1 la te 1 dafay dellu ci lépp lu jëm ci unicité lépp loo xamante ne dafay dellu ci waxdaaniya te baatu Allah alif la tàmbalee donc lii mooy symboliser la dimension divine soo xoolee ci biir tableau bi ba tey am na benn deuxième lettre arabe boo xamante ne baa la te baa soo jëlee valeur numérique am 2 la lay jox kon mu won la ni que yàlla moo fi jiitu waaye yonent bi nag moo ci topp ndax dafa ne moom yàlla subhanahu wa taala ci hadisul qudsi nee na trésor caché laa woon waaw trésor caché laa woon ma bëgg nit ñi ñu découvrir ma ci biir découverte boobu nag ci laa bindee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc à travers yonent bi moo foofu la ñuy xamee kan mooy suñu borom subhanahu wa taala moo tax mu ne kuntu kanzan lam uxraf fa ahbabtu an ghurafa fa xalaxtu xalqan ma bind créature fa bii nag nee na yaarifuuni nee na fa bii boobu nag soo ko déchiffré daf lay delloo ci 92 waaw 92 nag mooy dellu ci la valeur numérique de Muhammad mooy 92 bii nii ci kaw waaye tamit mooy Muhammad miim xaa miim del soo boolee seen valeur numérique ñoom ñëpp 92 lay jox mu delloo la ci yonent bi donc yàllaa fi njëkk waaye yonent bi moo fi jiitu lépp lu existé rek ci leeru yonent bi la soqee ko moo tax suñu maam Seydil Hadj Malick di wax ni wa innahu is arada allahu nashatana abana min nuurihi nuura nabil alami bi yàlla na may bind dafa projeté leeram nee na bind si nag leeru yonent bi lépp lu existé waat ci wàllu créature yi dans toute leur forme dans toute leur dimension si leeru yonent bi lañ ko bindee donc dimension providentielle u tableau bi di wane la dimension providentielle du prophète sallallahu alayhi wa sallam moo nekk noonu waaye beneen dimension bi ñuy bëgg présenter mooy la dimension humaine du prophète ak singularité bi nga xamante ne yàlla defal na ko ci biir humain yi. moom mooy diggante boo waxee dimension providentielle bi. mooy relation bi dox ci diggante yàlla ak yonentam. exactement beneen dimension bi xanaa kon dañuy laaj rek ban relation la yonent bi war am ak yeneen nit ñi. waaw am nañ ay relation waaye ci biir nit ñi yonent bi daf ci am particularité waaw daf ci am singularité waaw te li symboliser singularité boobu mooy alif bi ba tey ci beneen dimension bi ndax dafay dellu ci al aadamiyatu te muy suñu provenance ci maam Adama waaw maam Adama yàlla moom mooy mun nañ wax ni c'est le premier humain yàlla moom la njëkk bind waaw moom la njëkk bind ci nit ñi moo tax ngay dégg doomu Adama waaw maanaam origine u nit ci maam Adama la mais maam Adama boobu yàlla dafa am loo xamante ne da ko jagleel te mooy chiffre bii ngay gis te mooy 46 soo xoolee nit ni ko yàlla bindee 46 chromosomes lay am waaw soo delloo ci biologie delloo ci science tuuti da nga gis ni rapport bi góor am ak jigéen pour ñu matal nit 46 chromosomes la mooy jógee ci ku góor ki pour mën a féconder pour mën a am nit mais yonent bi nag particularité bi mu am mooy nit simple 46 chromosomes lay am waaye moom yonent bi à travers prophétie bi nga xamante ne yàlla def na ko ci moom dafay am double chromosome c'est-à-dire su nit simple di amee 46 chromosomes moom 92 yeneen 46 lay am soo ko boolee muy 92 te soo ko xoolee ci baatu Adam ba tey soo déchiffrer valeur numérique u Adam ci différentes lettres yi nga xamante ne moo composé baat bi 46 la lay jox. xanaa loolu moo taxoon yonent bi bu nit ñi màgg ci benn fan nu màgg ko ci semaine. fa laa doon ñëw nga gis ne kon ni yonent bi amee 46 autres chromosomes plus 46 chromosomes yi nga xamante ne mooy dellu ci insaaniyam soo ko boolee 92 la lay jox moo tax yonent bi su daan màgg ci fukki fan yonent bi ci benn fan la koy màgg su daan màgg ci weer yonent bi ci fukki fan la koy màgg nit su daan màgg ci at yonent bi ci weer la koy màgg donc nga gis singularité bi nga xamante ne yàlla defal na ko waaye li ko may rek mooy leer bi nga xamante ne mooy la lumière originelle de toute la création bi nga xamante ne ci moom la jóge ndax kii alimenté jant bi leer
kii alimenté nit ñi leer kii alimenté lépp leer warul bokk ak ki nga xamante ne mooy une personne simple donc loolu mooy diggante singularité bi nga xamante ne yàlla defal na ko nit defal na ko yonent bi ci biir nit ñi muy le favori de la compétition interuniverselle ñu wër ko ci roy nag waaw naka la ñu mën a war a royee yonent bi ci favori bi nga xamante ne yàlla defal na ko ñun nag ñu war a nekk ay représentants am ci kaw suuf loolu nag lenn rek moo ko mën a maye muy le savoir ndax savoir ak science mooy ñaari dimension yi nga xamante ne ci la yàlla jàngalee sax maam Adama bi nga xamante ne mooy le premier homme wa allama Adama al asmaa kullaha waaw baatu science bi dafay ñëw ba tey à travers attributs yi nga xamante ne yàlla jàngal na ko waaw yonent bi nag yàlla jàngal ko au nom de la divinité waaw te mooy la science divine iqra bismi rabbika jàngal ci sa turu borom bi ismi rabbika turu borom bi lan la mooy dellu ci science yi nga xamante ne moo la mën a permettre nga mën a décortiquer les réalités divines loolu nag pour nga mën ko il faut nga dellu comme ni ma ko waxee ba tey ci science te science nag mooy la lumière bi nga xamante ne mooy niital lépp loo xamante ne lëndëm la science rek nga ko mën a amee moo tax ñu illustrer ko. moom la ñuy wax nit comme nit nga wax. comme nit boobu lumière la. bu war a nit penc mi. exactement mais nit boobu nga war a nekk. est-ce que élément yëpp daje na ci nit ku nekk pour nu mu war a mën a nekk nit kooku. waaw élément yëpp daje na ci moom ndax dafa génnee ci maam Aadama waaye tamit génnee ci yonent bi léegi nag naka ngay mën a def ba élément yooyu nga xamante ne daje na ci yow nga mën ko mën a taal. pour mën a niital àdduna bi non seulement niital sa bopp mais mën a tamit niital àdduna bi ndax l'humain on parle souvent de l'humain reflet du divin humain bi mu dellu ci insaaniyatum divinité bi dellu ci leeru yonent bi pour mu mën a niital nag àdduna bi donc c'est l'humain reflet du divin léegi nag naka la ko mën a defee moo tax ñu illustrer ko ci tableau bii ni nga gis ne c'est une lanterne bu am benn lumière ak yëpp muy benn illustration boo xamante ne Ahmed Shawqi daf ko woy tiré inspiration boobu ci Allahu nuuru samawati wal ard Ahmed Shawqi boobu dafa ne mu dellu ba tey ci prédisposition yi nga xamante ne yàlla defal na ko nit mu ne adibi nafsi bil ulumi li tarqa wa taral kulla fahya li kulli bayt nee na innama nafsu ka zujaaja wal aqlu siraajun wa xikmatullahi zaytun nee na fa iza ashrahat fa innaka xayyun wa iza azlamat fa innaka maytun nee na nit néegu lu mu doon la mu dellu ci prédisposition yi nga xamante ne yàlla def na ko ci nit nee na lu fanaan siwul rek nee na ci sàggantem la waaye su defee effort tuuti lépp li nga xamante ne yàlla def na ko ci moom rek mën na ko dekkil ñu ne ko nag naka la koy dekkile mu ne innama nafsuka zujaaja nee na nit dëgg nee na c'est une lanterne à travers sa tête nee na wal aqlu siraajun te ku wax bopp wax yuur wax cerveau wax xel nee na wal aqlu nag siraajun nee na xel bi nga xamante ne moo nekk ci nit mooy symboliser siraaj bi nga xamante ne moo nekk ci lanterne bi nee na nag wa xikmatullahi zaytun nee na xam-xam bi nga xamante ne dem nga ko uti ci àdduna bi ndax Serigne Abdou dafa doon wax ni xam-xam alalu jullit la foo leen ko fekk rek jël leen ko nga fexe ba séyale ko nag ak la sagesse divine te mooy xikmatullahi nee na nag wa xikmatullahi zaytun nee na sagesse divine boobu noonu nga boole ak savoir bi nga xamante ne acquérir nga ko ci sa dund nee na mooy pétrole bi léegi nag soo amee élément yooyu yëpp diggante mishkat beeg zujaaj beeg zaytun beeg siraaj bi yooyu yëpp nga am ko nag nee na nag fa iza ashrahat fa innaka hayyun soo ko taalee nag nee na nga tàkk dund ba faaw nga dellu nag ci l'humain reflet du divin nee na su yooyu yëpp dajee ci yow nag te defoo effortu taal ko nee na wa iza azlamat nag fa innaka maytun nee na yaa ngi dox rek waaye yow ak ñi nekk ci bàmmeel bi yéen a yem donc la réalisation parfaite de l'individu à travers les enseignements du prophète nee na si savoir rek lañ ko mën a amee ndax aaya bi njëkk wàcc si alxuraan mooy iqra Serigne Cheikh ne sosal daara donc nit dundam yëpp daf ko war a articuler autour du savoir pour mën a am teranga àdduna waaye te pour mën a am teranga alaxira mu nekk une réalisation parfaite
de son naissance. macha allah Abdoul Aziz jërëjëf wax nga ñu l'origine de la création wax naka la leer gi jóge ci yàlla ak namm-nammam li mu ajoo ci namm-nammam ba mu amal yonent bi ak na mu bindee nit ña mu bind ñëpp ci ginnaaw ci leeru yonent bi ak boo bëggee mat sëkk ci ay jikko naka nga mën a def ba réaliser wu wax indil nga ñu ko ci kàddu yu tënkut am solo ñu jaajëfal la bu baax jërëjëf Serigne Abdoul Aziz. kon bu ko defee rek ñu ñëw ci Mamadou Dia mu présenté ñu tableau bi Serigne bi ñu ngi lay ziar. Serigne Mor ñu ngi lay delloo ziar. bisimilah présenté ñu tableau bi ñuy gis. waaw tableau bi ngeen di gis nag mooy l'héritage di leer gi Serigne Abdou doon wax léegi jóge ci yàlla jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay tableau bi boo ko xoolee mu dellu ci héritage nga xool tableau bi d'abord tout en haut yaa ngi am turu yàlla Allah buy wane ni rek lépp ci moom la déparé waaye ñu teg ko fa moom kenn mu dellu ci laysa kamislihi shay waaye nga gis ne tableau bi fond bi yëpp lumière la mu dellu ci Allahu nuuru samawaati ndax mooy leer gi nga xam ne lépp ci la foccee ko waaye bi leer gi déparé ni ko Abdou Aziz indee léegi ci Ahmad Muhammad bi nga gis ne dafa jóge ci yàlla bi mu nammee amal leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam la projeté kon mooy abul arwaax waaw wax na ko léegi ne yàlla moo njëkk waaye yonent bi moo jiitu waaye bu ñëwee nag ci alamul asbab ci aadama la ñuy tàmbalee ndax mooy abul bashar leer gi jóge na ci yàlla yonent bi jaar ak moom fi mu war a jaar ak moom ñu ñëw alamul asbab maam aadama départ ak leer gi muy jaar ci yonent yi di jaar ci yonent yi waaye à travers yonent yooyu ñu symboliser ko ndax 124 000 prophètes moo am waaye jaar ci 123 999 balaa yonent bi di ñëw waaye nag ñu symboliser ko par les 25 yi nga xam ne moom la alxuraan indi te maam Maodo tënkal ñu ko ci fala budda waaye tamit ba léegi bu ñu xoolee tableau bi dinañ gis ne am na ñu mettre en surbrillance yonent bi moom kenn waxaale wu ko ndaxte moom mooy la lumière qui les alimente moom kenn waxaale wu ko waaye am na ñuy mettre en surbrillance ñooñ mooy waa ulul azm dellu ci Nuux Ibrahim Moussa Isa ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy les 5 kon ginnaaw bi mu jaaree ci 123 000 yi yegg si na si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam avant moom nit matagul waaye ginnaaw moom nit matatul waaye boo xoolee ci suufu tableau bi fi maam Aadama nekk yaa ngi gis ni am na ay zone d'ombre yu fi nekk waaw mu dellu ci les vices yi nga xam ni dafay nekk entrave ci une élévation spirituelle mu dellu ci loolu kon leer gi jóge na ci yàlla jaar si les 123 999 prophètes dellu si waat si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon si li ñuy gis mën nañ si tënku loolu. waaw leer gi bu mu jógee ci yàlla jaar ci loxo yonent bi jaar ci loxo yonent yu ko doon yépp te risaala dootu fi jóge te yonent dootul wàcc ginnaaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon leer googu ñan ñoo koy doon. waaw ginnaaw yonent yi. waaw leer gi ginnaaw yonent bi taxawul waaw ndax le projet humain taxawul waaw li yàlla namm ci nit te mu nekk son représentant sur terre taxawul l'homme représentant du divin taxawul neem loolu taxawul nag leer gi du taxaw neem loolu taxawul mission bi du dog waaw bi fi yonent yi jógee ndax yonent bi moom mooy xaatim bi moo ko tëj ginnaaw bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëjee ginnaawam nubuwoo amatul waaye wilaayatu ñëw na te kii seen patron di Seydina Cheikh Ahmed Tijani ndax moom ruuxam dañ ko dépêché ngir yàlla ak nit ñi tolloon nañ jamono joo xam ne ni ma ko waxee sànq ginnaaw yonent bi nit matatul
te néem nit matatul nag ñu ngi dellu nag ci bases yi nga xamoon ne moo doon tax yàlla jamono ju nekk muy wàccee yónent waaye yónent yi mu daan wàccee da leen daan yónni ci un cercle restreint maanaam dafa am fu mu leen daan yónni ci un temps bien déterminé ci ay nit yu tënku waaye yónent bi moom da ko yónni ci ñëpp ci fépp ci jamono yëpp ndéem nag jamono taxawagul yónent gi du taxaw kon ginnaaw yónent bi mu ngi jaar ci awliyaaw yi te Seydina Cheikh di seen patron ay ginnaaw Seydina Cheikh mu dox ba ci maam Cheikh Omar Foutiyou Tall jaaree ci Mouhamadul Ghali waaye dox ba ci maam Cheikh Seydi El Hadji Malick bi nga xam ni à travers cet héritage si la liggéeyalee yonent bi li mu ko liggéeyal kon daal mën nañ ne leer gi jóge na ci yàlla jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci aalamul arwaax waaye ginnaaw gi nag fii ci aalamul asbab mu jóge ci maam Adam jaar si les 123 999 ba dellu siwaat si yonent bi waaye ginnaaw yonent bi taxawul mu ngi jaar ci awliyaa yi ba yegsi si maam Cheikh Seydi El Hadji Malick ginnaaw maam Cheikh Seydi El Hadji Malick yi tamit taxawul mu ngi dox waaw. tabaarakallah Serigne Mamadou Dia leer googu nga wax ak li nga wax fii ci yu ñuul yi naka nga ko waxati woon ni ay bassesse la ay jikko yu suufee la yoo xam ni ñoom ñoo la ci yar ba nga am élévation spirituelle loolu ndax mission Seydi Hadji Malick dafay continuer di ko def ba léegi wala ci yonent yi la yemoon. déet ndax bu ñu ne la mission mooy li nga xam ne yàlla namoon na ko au début te bi mu bëggee ku ko représenter à son image waxuñ image yu jëmm ay image yu tedd nga la ñu wax waaw kon tedd nga googu maadaama nit a ngi taxaw ci kaw suuf yàlla di namm mu nekk son représentant sur terre kon tedd ngay jikko yooyu dafa war a di feeñ ci moom te tedd ngay jikko yooyu mënul feeñ ci moom tant que c'est bassesse tant que c'est vice rocc wuñu ko ci moom te vice boo rocc vertu jël place am waaw. jërëjëf Serigne Dia wax nga ñu leer ga fa mu bàyyeekoo jaar ci yonent yi ba jaar ci awliyaa yi ak nañuy jëlee nit ñi ci bassesse jëlee leen ci jikko yu suufe yóbbu leen ci tedd ngay jikko ya gën a kawe ñu ziar Serigne Mori ñëw nga présenté ñu tableau bi ñuy seet Serigne Mori lan nga ñu mën a wax ci tableau bi. waaw tableau bi mi ngi représenter Cheikh Seydi El Hadji Malick et sa dimension stratégique boo xoolee avant ñu ñëw ci tableau bi Cheikh Seydi El Hadji Malick dafa mës a am ambition dem dëkk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax pratique ceddo yi nga xamante ni moo amoon Sénégal bi mu demee ba ci biir yëg ni mission yam fii la ñu ko centré en Afrique plus particulièrement au Sénégal à Tivaouane itam dañuy xool que ni mission bi itam ndekete am na ay obstacle ak ay gàllankoor yoo xamante ni ñu ngi ci biir que Maodo war na taxaw par rapport à ça boo xoolee tableau bi première couleur bi ñuy wane fii c'est la couleur noire mais boo xoolee au fond dañ fi gis ay astuces yoo xamante ni dafay def référence ak aux pratiques des ceddo à des pratiques de ceddo donc loolu mooy wane ne espace bi nga xamante ni Cheikh Seydi Hadji Malick ñëw na pour implanter fi espace la boo xamante ni à l'époque ceddo yi ñoom ñoo ko dominé woon ak seeni pratique ce qui veut dire que donc couleur noire li muy wane rek mooy que ni leer amu fi l'islam amu fi woon place tarixa amu fi woon place Cheikh Seydi Hadji Malick war a ñëw war a pénétrer force boobu nga xamante ni mooy force ceddo pour mën a taxawal li mu bëgg a taxawal pour mën a liggéeyal yàlla liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais aussi boo xoolee tableau bi daf lay wan que ni ndekete du force boobu rek maanaam du présence ceddo kese moom moo nekkoon obstacle devant les yeux de Cheikh Seydi Hadji Malick pour mu mën a taxawal li mu bëgg a taxawal ndax boo xoolee couleur rouge blanc il y a une couleur bleue dafay matérialiser le drapeau de la France kon donc occupation coloniale am na kon ku xam tubaab bi à l'époque xam doole gi nga xamante ni amoon na ko ci dëkk bi mais terewul doole yooyu yëpp muy doole bi nga xam ne ceddo bi moom la taxawee woon ak bi nga xamante ni tubaab bi moom la amoon Maodo def ko bët lépp implanté li mu bëgg a implanté ci biir tableau bi ñu ngi lay wan juma
muy dans sa composante muy représenter l'ensemble des zawiya de Cheikh Seydi Hadji Malick au Sénégal mooy zawiya bi nga xamante ni moom moo nekk Ndar zawiya bi nga xamante ni moo nekk Dakar ak zawiya bii nga xamante ni moom moo nekk Tivaouane nga xool ci kaw ñu jox la benn vidéo bi li muy représenter mooy sa zawiya boo gis am na contenu seen contenu mooy les 5 pratiques quotidiennes mooy julli fajar julli tisbaar julli tàkkusaan julli timis ak julli gee loolu Cheikh Seydi Hadji Malick liggéey na ko ci réew mi te bi mu koy liggéey am na ay forces yoo xamante ni on peut les appeler des forces contraignantes yoo xamante ni ñoo ko bëggoon a empêcher pour mu taxawal loolu parce que mission Cheikh Seydi Hadji Malick nekkul woon rek mission bi nga xamante ni képp koy mindeef moom nga am moom a xalaxtul jinni wal insi illa liya'budu wax Maodo dépassé na niveau boobu mission bi mu amoon mooy mu tabax nit def ko nit ku nite te loolu li ko mënoon a permettre mooy mu am ay instances de socialisation yoo xamante ni moom lay samp ci société bi yooyu nag zawiya yi ci la bokk daara yi ci la bokk tool yi ci la bokk. zawiya yi dañuy dégg zawiya ba ca Ndar zawiya ba ca Tivaouane zawiya ba ca Ndakaaru mais zawiya naka la ko tànnee ak ban géostratégie la Maodo utiliser ba tànn emplacement wu zawiya yooyu. boo xoolee Cheikh Seydil Hadji Malick ci wàllu stratégie fexe na ba nga xamante ni mbokk tubaab bi amuñu benn réeroo bi mu fiy nekk te terewu koo def li mu bëgg a def loolu yëpp day dellu ci wàllu méthode parce que fépp fu tubaab bi implanté wu Maodo dem na fa implanté wu fa boo xoolee zawiya yi fi mu nekk yëpp boo xoolee à côté occupation coloniale ngay gis ce qui veut dire que stratégie moom moo ko mayee ak intelligentsia. boo ñëwee ci zawiya bi fa la ñuy jaamoo yàlla bala moom Maodo bala muy tabax dafa mel ni tabax nit la njëkkee kon loo ñu mën a expliquer ci affichage yi ñuy gis. parce que xam nga zawiya bu ñu ko tabaxee te amul nit ku ko mën a occuper ci li méngoog diine l'islam waaye méngoog ak tarixa tijaan donc zawiya bi du am njariñ moo tax bëri na ñu bëri ñu ngi tabax ay juma di ci def ay milliards di ci def ay millions bokkut ak idéologie bi nga xamante ni Cheikh Seydi Hadji Malick moom la jëloon Maodo avant muy tabax ay zawiya mën nañu wax ne ci dundam implantation zawiya la mujjee def li mu njëkk a def mooy muy tabax nit ki nga xamante ni moom moo war a nekk ci zawiya bi lépp lu war ci zawiya yi nit yooyu ñoo koy def nit nag bu ñu waxee tabax nit mooy dañuy def la différence entre la personne et la personnalité humaine Maodo fexe na ba nit ki bu ñëwee physiquement nekk personne mu roof ko personnalité mais li mu koy roofee personnalité à travers ces 3 aspects bi ci njëkk muy éducation dina fexe ba dina def ci yow yar instruction mooy dina la jox xam-xam formation mooy dina yéegal suuru ba nga àgg ci yàlla te boo xoolee éducation ak instruction dafa am benn lieu boo xamante ni moom moo koy def mooy les daara yi nga xamante ni Maodo def na ko nga ñëw ci wàllu formation Maodo ci champ yi nga xamante ni moom la établiroon fexe na ba képp koo xamante ni njabootam nga yow yaa ngi dundee lu lew di bay di dundee bañ a dundee dërëmu taalibe wala bañ a dundee alal joo xamante ni lewul loolu yëpp Cheikh Seydi Hadji Malick bokk na ci pratique yoo xamante ni defoon na ko à l'époque pour mën a liggéey bi nga xamante ni moom la bëggoon a liggéeyal yàlla bëggoon ko liggéeyal ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même boo xoolee fii philosophie de Maodo lañ la wax en 3 points jaaju ba ja mi ngi signifier jàng julli ak bay moo nekk stratégie Cheikh Seydi Hadji Malick donc loolu rek mooy wane ne Maodo dafa jumbler spiritualité ak temporalité fexe na ba nit ñi àgg ci seen borom waaye fexe na ba nit ñi aussi le domaine social di bay di liggéey di dundee boo xoolee ñëwee ci zawiyam yi les 3 patrimoines de Cheikh Seydi Hadji Malick zawiya Ndar zawiya Dakar ak zawiya de Tivaouane mais zawiya yi yëpp boo xoolee benn bu ci nekk am na symbole par rapport ak ñun suñu pratique en tant que tijaan yi nga xamante ni sont des pratiques dañu koy def quotidiennement bu fekkee zawiya Ndar dañu ko symboliser ak l'angime c'est-à-dire que mën nañu wax ne sorte dañu ko parrainer ak l'angime zawiya Dakar ñu symboliser ko ak wasifa zawiya Tivaouane moom la ñu symboliser ak les hadratul juma
baarakallaahu jërëjëf Serigne Mori wax nga ñu Maodo stratégie bu kawe bi mu teg ba fekk fi ñaari force la force païenne et la force coloniale lëndëm gi mu fekk ci réew mi ak lënt gi mu fekk ci réew mi tëral stratégie bu kawe pédagogie bu kawe ba fexe ba doxal njàngaleem yar nit ñi jàngal nit ñi teg leen ci namp loo leen leer ga nga xam ne moom la ñu Abdoul Aziz wax ak Serigne Mamadou Dia ba ñu mën koo jëriñoo tey kon bu ñu wootelee guddi gàmmu tey dina jaadu ñu ñëw ci Serigne mu wax ñu tableau affichage bi ñuy bëgg a gis nii laka lañu fi lan lañ ci mën a jàngee. waaw sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar ñu ngi am affichage aujourd'hui comme Mawlid célébration des vertus prophétiques bu ñu nee gàmmu Sénégal nag xel yëpp dem ci Tivaouane waaye bu ñu nee Tivaouane xel yëpp dem ci Cheikh Seydi El Hadji Malick Maodo bi mu ñëw Tivaouane fekk na fi gàmm waaye ci ban forme la fi fekkee gàmm mooy dafa nekkoon un festival païen ku ne xam na ni Tivaouane c'était le centre du paganisme c'est-à-dire biñ niñ daan gàmm moom mooy tëgg ak fecc guddi gi bu xaajee jigéen bi nga njëkk a doj rek moom leew na la waaw Maodo fexe ba changé nag contenu bi def ko un foire spirituel waaw nan la ko defee un foire parce que dafa indi système vertueux waaw akrim bi ahmada fi nizamil mawlidi akrim bi mawlidi ahmada min mawlidi waaw Cheikh Tidiane si bind ne kaay leen yéemule ma ci ni ñu organiser gàmm parce que nekkoon na ci festival païen léegi indi nañ ko ci foire spirituelle delloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam gëddëm parce que mënoo màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko màggalee ci anam bii mu daan amee parce que dañu ne jamono dina dox di ngeen dem ba ñu laaj leen ne gàmm ba xam bidaa la mu ne bu leen lañ laajee nee leen waaw bidaa la waaye bidaa bu ñu gërëm la waaw moo doon nag di jàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam sous 3 dimensions waaw Muhammad Nuurullah moo doon di ko indi ci xilaas wa innahu is arada allahu nashatana abana min nuurihi nuural nabil alami nee na bi borom bi xëyee na ma amal un projet waaw di la projet humain nee na ci leeram la jëmmale leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee nañu leer googu dafa sujjoot 7000 ans waaw ñii ne 700 ans moo doon di ko indi ci taysir waaw bi sab'i mi'ati amin rabbi allahu waaw mu jàngale foofu muhammadu nuurullah waaye mu indiwaat waaw muhammad ibnu abdillah waaw sànq jam mu ngi koy wax ci la lumière divine ni leer gi jógee kër yàlla ba ci yonent yi ba mu xëy yegg ci ndigg abdillah ba yaay amina ëmb ko waaw mu xëy màgg di dox ba xëy am 40 ans parce que ku dul yonent yàlla isa yàlla ci 40 ans la la yónnee parce que fa la xel di mate waaw mu jot risala à l'âge de 40 ans pour doxal siyaasa bi mu jot wallahu arsaloo lil alamina hudan wa rahmatan ismada jëslun bila wahami waaw mu doxal mission waaw lan lañ ko yàlla yónnee rahmatan hudan mooy valeur ak vertu waaw te ba Maodo di ko tagg ci xilaas min kulli wasfin hamidin haza faala diilin rajaul baraya yowma musdahimi kon valeur ak vertu waaw moom la ñu war a approprier waat waaw ci mission prophétique waaye ci guddi gàmmu wax nga ñu gàmmu fa mu tàmbalee si festival païen nga xam ne nañu ko doon màggalee dëppoowul ak xaalu bi jullit war a màggalee guddi yonent bi Seydina El Hadji Malick Sy ñëw indil ñu guddi yonent bi ñu koy màggal ci fàttali ko ay jikkoom teg ko ci un système vertueux waaye accompagné ko ak ay innovation yoo xam ne nit mën na ko jariñoo ba tabax dundam mu wax nañu tamit ñetti dimension yi nga xam ni moom la yonent bi amee léegi bu fekkee ni def nañu ndigalu Maodo mooy màggal guddi yonent bi comme li mu ko waxee ala azimo laylal wiladati xisbatan bu ñu ko defee na mu ko waxee yan njëriñ lañ ci mën a amee waaw njëriñ lañ ci mën a amee day dellu ci li nga wax léegi waaw mooy célébrer la naissance du prophète englobe des valeurs et vertus mais aussi des bénédictions waaw parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee wax naa ko sànq ci jikko yu tedd ngay jikko yu mu am waaw mooy dañu fekk ci li nga xamante ni mooy ignorance mu fexe ba savoir am waaw dafa fekk polythéisme am mu fexe ba monothéisme am boo ko doon xool tey ci jamono mooy bokkaale bi ñuy bokkaale yàlla waaw dafa fexe ba dindi loo xamante ni dañ daan dundee loo xamante ne lewuñu waaw mooy l'illicite mu fexe ba ñuy dundee lu lew en tant que njaboot en tant que taalibe muy la licite mu fexe ba mal bi fi amoon waaw mu dindi ko indi le bien waaw mooy que ni
lu la neex rek nga def waaw di yàqante waaw ci yu bëree bëri waaw mu fexe ba nit ñi dañ daan dog mbokk mu fexe ba indi concorde waaw violence bi doon am waaw ku mën sa morom duma waaw mu fexe ba indi la paix waaw injustice bi amoon waaw mu fexe ba samp justice waaw mën nañ ko tënkee ci l'islam waaw kon liñ mën a wax mooy que ni le message à diffuser c'est plus que le verbe waaw mais c'est un comportement waaw qui est vecteur de sa quintessence kon bu ñu jógee ci gàmmu tey man am na jikko am na yenn vice yoo xamante ne mu ngi woon ci man su may ñëwaat déwén war naa diñ ci man dama daan jëw dama daan fen bu ma ñëwee naa jël ñaari jikko yooyu dox ak moom ba déwén incha allah bu ma ñëwee ñaari yooyu noonu mën a denc ci man nekk vertu bu déwénee bu si topp su ma ñëwaatee bu yàggee ma am yenn jikko yoo xamante ne jikko sang lay doon waaw te nag li sëñ Abdou doon wax a ci nekk jàmbu yàlla gërëm loolu laal ci moom bokk ci ngërëm la kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàmbu yàlla gërëm la lu ñu laal ci moom bokk ci ngërëm la kon wasalaamaaleykum wa rahmatullah tabarakallahu wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun noo ko Seydi Hadji Malick Sy waxee kon ñu mbokk yi ñu seetaan gannaaw bañ leen présenté table bi si njëkk nga xam ne Abdoul Aziz Diop moo ñu ko présenté wax ñu si yàlla fa mu commencé si leeram nga xam ne moom moo fi njëkk si leeram la taggee ay jukkoom dem ba yëg ni kenn melul ni moom te bëgg na seetu bu mu seetoo ay jukkoom mu amal yonent bi ci namm na moom ci namm na moom nag la amalee yonent bi waaye ci leeru yonent bi la amalee képp ku mu amal yéene na nit nag la mu yéene nit mooy bu xoolee nit gis boppam la Serigne Cheikh Tidiane Sy wax ni ce qu'il faut faire c'est de permettre à l'homme d'être le symbole de la présence de Dieu sur terre d'être un humain qui reflète la divinité loolu nag la koy mën a may mooy yoon ba yonent bi xàll ni nañu fa jëm dox ngir jëm ci yàlla nga dox jëm ko loolu la Abdoul Aziz wax ci table bu ci topp ni nit ku ci nekk jikko ya nga xam ni élément ya nga xam ni war na daje pour lumière boobu jikko yi rafet yooyu tàkk ci yow nga mën a nekk un humain qui reflète la divinité daje na yàlla def na ko ci nit ku nekk kon ya nga war a kos ba mu tàkk nga nekk nit ku mat sëkk nga mën a nekk nit ku accompli nga mën a réaliser wu dans la perfection Abdou Aziz wax nañu ko Serigne Dia ñëwal nañu si leer gi na ko yonent yi di donnante si mission na ko yonent yi tegee si loxo awliya yi ba na ko Seydi Hadji Malick Sy jotee doxal ko fii si Sénégal ndax ba ko naar ba laajee ndax yow fii ndax waliyu mursal nga dane ko ñii de waliyu mursal laa si ñoom ndax mission yonent bi moom moo ko indi Sénégal ba muy dem Medina dëkkaaleek yonent bi moo nekkoon yéeneem waaye ba mu dellu see Sénégal mission yonent bi moo ko fi indi loolu la ñu Serigne Mori wax ci tableau bii nga xam ni Maodo ba mu ñëwee Sénégal fekk na fi ñaari force païenne ak force coloniale yoo xam ni kenn ku ci nekk kattan toll na noo xam ni ku am mission boo am tegul stratégie bu kawe teg ko ci pédagogie bu kawe ak flexibilité mën nañoo sànq sa mission waaye Maodo doxal na mission yonent bi te dindiwul jaasi xeexul brutalisé wul kenn teg ko ci xam-xam bu kawe jàngal nit ñi ba ñu xam fexe ba ceddo ya nga xam ni la ñu daan def te dëppawul ak lu tedd dëppawul ak jikko yoo xam ni méngoon ak jikko yonent bi mu jàngal leen ba ñu xam yee leen ba ñu yeewu tubaab bi mu doxal seen mission ci seen kanam ci géostratégie bu kawe bi mu ko teg fekk fa ñu doon def cathédrale mu def fa ay zawiya ba fa drapeau France AOF doon flotté ñu dem ba may ko fa fépp fu drapeau AOF nekk mu samp fa zawiya may ko mu samp zawiya sa biir Paris loolu moo doon réussir na ko ci stratégie bu kawe bi mu tëraloon waaye nag loolu dafa fekk ni mu tabax nit ba pare jaarale ko ci instruction éducation ak formation ak li ko matérialiser nag mooy daara ya mu sampoon doon fa jàngale doon fa yar nit ñi waaye tool ya mu doon yóbbu nit ñi tamit di leen tàggat ci liggéey ndax gor du yalwaan dunde jullit du sàcc dunde moom nag moo ñu woo ci guddi gàmmu sëriñ bi wax nañu ko na mu fekke woon gàmmu ñu koy présenté païens yi ñoo ko daan def ceddo yi doon way di tëgg di fecc di màndi mu ñëw indi xam ne loolu gën na tedd te bu bëggee changer cadre bi
mën na indi jafe-jafe mu bàyyi fa forme ba te changer contenu bi ñuy màggal di fàttaliku jikko yonent bi di fàttalikuwaat tedd ngay jikko ya nga xam ni benn boo ci dëgg rek mën naa soppi sa dund mu teg ko ci un système vertueux wax ñu ci ñetti dimension yi nga xam ne yonent bi amee na ko wax nu aussi jikko yu tedd yi nga xam ne ku màggal guddi gi mën nga ko cee jële moom mawliduhu bihi sharafun wa xiirun kon mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nii bu baax di leen sant di leen tàggu ba beneen incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu